asalaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu ku ne ci turam ak santam di profito ci occasion bi ak ci moment bi di weeru koor bi di baalu àq ñëpp di baal àq ñëpp maa ngi tudd Madiaw Mbeng man maay chef de cabinet du maire Alioune Badara Ly. tey ñu fekk leen ci mairie bi ngeen amal opération jël ay saaku ceeb yu suukar koor di ko jox askan lan moo ko waaw comme monsieur le maire moom turam dafa kolew ak social yaakaar naa Alioune Badara Ly la social lañ koy wooyee avant muy xam ne nekk na maire bi mu duggee ci langue politique yi ba léegi chaque at day joxe ay suukaru koor comité yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii muy la comité chrétienne ak musulmane parce que comité yi chrétiens yi dañuy def carême jullit yi dañuy wooru koor muy ramadan ren nag yàlla def nag mu coïncider ak mu doon maire Koungheul bu njëkk këram la ko daa defee yéen xam ngeen ci dara mais mu nekk maire Koungheul mu ne léegi nag man nekkatuma nitu benn wàll léegi askan bi yëpp Koungheul bi yëpp population bi yëpp laa fi nekkal kon lii may joxe dama koy yóbbu ci mairie ba dëkk bi yëpp gis ko ñu jël ko aussi yóbbu ko ci biir dëkk bi askan bi yëpp néew doole ji yëpp mën ci jot seen bopp moo tax tey jii ñu ñëw fii nii tey ñu gis ni ñun ñëpp tey ñu fi nekk conseillers ñi ngi fi les maires ñi ngi fi la population aussi ñi ngi fi mu daal di jënd 15 tonnes de riz mu daal di jël 15 tonnes de riz ne nañ ko yóbbu ci quartier yi aussi nañ ko séddale bu normal bu romb benn kër nañ ko jox askan bi waxul ay militant am waxul ñi ma voteel waxul ñi ma voteelut nañ ko jox askanu Koungheul la wax ma ci lancé aussi un appel ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci quartier yi ni mu ko bëggee nañ ko defalee noonu nee na ceeb bi ba mu romb benn buntu kër kon nag koo xam ne nii yaa ngi koy séddale askan bi na ngeen ko dox ceeb bi. dañu cibler les familles vulnérables parce que aussi am na yoo xam ne ni aussi les religieux lañ koy jox am na yoo xam ne ni imam yi lañ koy jox tey ak les chefs coutumiers ñooñu aussi am nañ seen wàll mais tey lii ñuy joxe tey dañ ko yóbbu ci quartier yi parce que loo xam demba gën la xam boppam waa quartier bi ñoo gën a xam tey ñi nga xam ne néew nañ doole moo tax lii ñuy joxe tey les vulnérables lañ koy jox ñi néew doole yi ci quartier yi yemuñu ci lii fi ñu jógee léegi mooy église lañ jógee parce que ñoom ñu ngi ci carême bi te ko wax chrétiens yi da ngay wax ay ngalax yoo xam ne dañ koy joxe ñoom dañuy soxla suukar moo tax moom aussi bi mu xëyee ci suba dafa jël 1 tonne de sucre jox ñu ko ne dem leen ngeen jox ko église bi chrétiens yi aussi suñu mbokk yi aussi ñoom aussi ñu bokk ci partage bi parce que weeru koor moment de partage la moment aussi de acte de faisance de bien la moom yàgg na ko def mais tey jii da ko perte quoi comme ni ñu koy waxee waaw. nga ñëw ci montant ci tonnes yi ak li nga xam ne mooy sucre li ngeen fa dépensé ci suukar koor bi moo xam ci communauté musulmane. waaw comme ni ma la waxee pour le ci communauté chrétienne bi dina jël 1 tonne mooy 20 sacs sucre moom lañ leen jox tey jii nii présentement nii li ñuy joxe nii 15 tonnes la yoo xam ne nii moom dañ koy jox ci les familles vulnérables mooy ñi nga xam ne tey seen loxo guddut dañ leen koy jox bu weesoo loolu aussi répertorié nañ à Koungheul 40 mosquées 40 jàkka yoo xam ne nii aussi moom aussi dana dem joxe leen fa ay saako ceeb loolu muy 2 tonnes am na benn 1 tonne 500 boo xam ne nii aussi les chefs coutumiers ñoo xam ne nii tey ci dëkk bi la nekk tey ay chefs coutumiers la aussi loolu dana lañ ko jox yaakaar naan daal au total daal tey jii nii ci bisu tey bi samedi bi monsieur le maire séddale na 18 tonnes de riz yoo xam ne nii jox na ko askanu Koungheul ak 2 tonnes de sucre ak 1 tonne de sucre yoo xam ne ni tey jox na ko la famille chrétienne waaw. yemut ci loolu ñi nga xam ne conseiller la lan équipe municipale bi loolu aussi xam naa du ma wax kii bi mais jël na somme constant boo xam ne ni jox na ko les conseils l'ensemble des 46 conseillers ñoom ñëpp danañ ci jot équipe le personnel mooy ñi nga xam ne fii le personnel bi nekk ci mairie bi yëpp ak personnel de service bi yëpp ñoom aussi jël na 2 tonnes de ceeb pour ñu jox leen ko yaakaar naa 18 plus 2 muy 20 tonnes yoo xam ne ni tey danañ ko séddale fii nii ci askanu Koungheul bi. comité de distribution parce que souvent genre ndimbali buy ñëw dañuy gis ne am na ñoo xam ne peut-être dañ koy jox yaa ma neex lañ koy joxe
ndax yéen en tant que mairie teg ngeen ay garantie yoo xam ne di ngeen am ñu intégré comité de quartier pour distribution mën a jaar. waaw dañu defar ay comité de quartier bi ki si njëkk imam bi da si nekk conseil yi ñu nekk si quartier yi dañ si nekk dañuy wut aussi des personnes ressources même ASC bi nekk si koñ bi ASC bi ndaw ñi nañ si nekk léegi les quartiers yi dañuy am association yi dañuy ñuy ay actes yu baax membre association yi nañ si nekk plus nag le délégué de quartier aussi dana si nekk même assistant social bi sax daan dem wax ak moom bu ñu mënee am ay handicapé wala ay ñoo xam danañu ko envoyé ñoom ñëpp ñu bokk ci commission bi duñ ko séddalee sax ci biir kër ci garab lañ koy def ci buntu kër ci garab lañ leen wax na ngeen ko teg ci garabu benn buntu kër nga xam ne koñ bi yëpp dana am benn saleba yoon ku ne dana ko gis ñëpp nekk foofu noonu ñu séddale ko ñi nga xam ne ñoo ci war a jot ñu jot ci. ndax mën ngeen xaar da ngeen am réserve parce que Koungheul ñëpp bon famille vulnérable ngeen wax mais mën nañ wax ne Koungheul ñëpp vulnérable donc am na lu ngeen koy séddale dina am ñoo xam ne duñu am te dinañ ci gis dinañ kaas naan waroon nañ am te amul ndax di ngeen am réserve boo leen teg boo xam ne buñ séddalee bu desee wala bu manqué ngeen mën koo complété. waaw loolu sëñ Mansour mi ngi ko géré mi ngi ko réserve moom réserve na ay tonnes yoo xam ne nii uniquement moom day toog fii rek ñi nga xam ne moom day complété yooyu yëpp prévoir nañ ko parce que séddale en général du jot ñëpp am na koo xam ne nii sax tey mën na am ñuy séddale fekk mu tukki woon nekku fi ñu dem këram fëgg ko kenn ko fi dañ koy jox keneen moo tax prévoir nañ ay réserve yoo xam ne nii incha allah lépp daal parce que koor bi yaakaar naa tey la am 6 ou 7 jours te moom bala 30 incha allah ba korité mi ngi fi comme ni mu ko daa defee yaakaar naa xam nañ ko si suukaru koor xam nañ ko sax si njëgu soble donc yooyu yëpp xamee nañ ko si moom donc yooyu yëpp daal si dynamique bi daal moom mi ngi fi ñun dinañ def première étape bi après ñu def évaluation bi daan def suivi évaluation li nga xam ne moo si manqué danañ ko wax yaakaar naa ne mën naa am dinaa xalango dajut suuf mais nag ñu bëri danañ si gis seen bopp en tout cas daal moom noonu lañ ko santee moo tax tey jii ñu gis fi ñëpp te noonu lañ ko fas yéene defee aussi ba ceeb bi ñëpp jot si. waaw xanaa di santaat yàlla rek di baalu àq nit ñi di profiter ci occasion bi di wax ne moom keroog bi ko yàlla tegee fii lim njëkk a wax mooy man à partir d'aujourd'hui man jaamu askan bi laa moo fi nekk pour liggéeyal askan bi duma Alioune Badara Ly quartier duma Alioune Badara ay nit Alioune Badara Ly romb naa sax la commune de Koungheul département Koungheul bi voire Sénégal kon ñu ñaanal ko lii mu mën ren bu déwénee mu gën ko mën liggéey bi aussi ñu dénk ko parce que mairie dañ la ko dénk pour que nga doon liggéeyal askan bi nga doon seen li yaakaar bi ñu am si moom ba teg ko résultat yi bu ñëwee ñun ñëpp ñu gis suñu bopp parce que loolu rek mooy njëriñ bi liggéey bi du njëriñu kenn liggéeyu lu fi benn lampe bu ñu fi def dëkk bi yëpp lay ñiital hôpital bu ñu fi def ñëpp ñoo siy faju école bu ñu fi def xale yëpp ñoo siy jàng kon nañ ko ñaanal yàlla mu am ndam bu amee ndam ñun Koungheul ñoo siy gis seen bopp yàlla na ko yàlla may ndam yàlla na ko yàlla fay xolam moom bu ko yàlla fayee xolam rek yaakaar naa daan am ndam jërëjëf